asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi comme ni ñu koy faral di defee saa su ne bis bu ne rek ñu ngi leen jaajëfal encore une fois de plus si li nga xamante ni li ngeen ñuy suivre saa su ne bis bu nekk si seen chaîne leader Sen Flash tey Sen Flash déplacé wu ñëw ba fi nga xamante ni moom mooy front de terre fas yéene waxtaan ak ki nga xamante ni ki ngeen di gis suñu image muy Clédor Sène kenn du ko présenté Sénégal bi kenn du ko présenté àdduna balaa may tàmbale waxtaan dama koy bàyyi muy nuyu mbokk internet Sen Flash yëpp Père Clédor ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi lay fay di nuyuwaale internet yi seetaan Sen Flash yëpp. waaw Père Clédor Sène li may njëkkal si sama waxtaan li may tàmbale si sama waxtaan daanaka fan yii ni passé dafa amoon kenn ki nga xamante ni bon ki ñuy wax Kémi Séba mu bëggoon dugg si Sénégal mu amoon si ay jafe-jafe ba gars yi arrêté ko bon par la suite dégg naa ñu ne dañ ko sax delloo tey jii loolu yow ban jàngat nga ci am. non ñaawlu ak am gàcc rek ci nguuru Macky Sall bi nga xam ne ñoom dañoo ragal dëgg ba mu jaral leen ñuy jalgati yoon rawatina ak yelleefu doomu aadama li ñuy wax liberté individuelle. parce que Kémi Séba xam ngeen ni dafa am dossier en appel en justice kon koo xam ni tribunal Sénégal dafa la soxla dafa safaanoo Sénégal ni doo fi dugg parce que dama laa bëgg a àtte ba noppi doo fi dugg loolu déjà première contradiction la dara indiwu ko lu dul ragal communication ragal influence am ci nit ñi. parce que moom am na lu mu gëm di ko défendre di ko wesaare en Afrique am na régime yu fi nekkal tubaab yi ñu fi nekkal nguuru tubaab yi yu muy déranger loolu moo tax ñoom ñuy jalgati yoon pour museler ñooñu pour noppiloo leen ci loo xam ne day jalgati comme ni mu ko waxee woon seen àq ak seen yelleef. tey jii nii mu nekk benn gis-gis bi nga jàngat bi nga xamante ni sénégalais yëpp ñaawul nañ ko tey jii nii loolu si politique Macky Sall est-ce que dina ko apporter lu baax image est-ce que image am dina si rafet ou pas. non image am mënu ci rafet même tubaab yi mu koy defal sax dañ ko ciy gën a sax yëpp parce que dañ koy jàppee ak suq ak valet boo xam ne luñ ko sant ak lu mu mënti demee même bu jéggee moral sax ñoom dañ koy def. gis nga France ñu fi àtte président Nicolas Sarkozy ancien président Nicolas Sarkozy loolu mooy wane ni yoon foofu ak koo mënti doon ak daraja boo mënti am boo jalgatee yoon ñu teg la ci yoon ñoom xam nañu suñu njiit yi même boo leen santee loo xam ne day jalgati yoon seen yoonu dëkk dañ koy def ba noppi duñ ci am gàcc duñ ci am luñ ci hésité duñ ci am luñ ci rus donc loolu luy gàkkal régime président Macky Sall la mais daf ñu ci tooñaale ñun sax parce que day gàkkal deru Sénégal parce que Sénégal la ñuy wax moo manqué liberté Sénégal moo ñàkk respecté liberté individuelle Sénégal moo expulsé Semi Keba et cetera donc ñun ñëpp daf ci entaché waale suñu honneur ak suñu woy. tey jii loolu genre gouvernement boobu noonu bon lan nga ci gis lan lañ war a def li nga xamante ni nii bon dina indi ay solution si genre jafe-jafe yii nii nga xam ne Kémi Séba rencontré na ko ak gouvernement Macky Sall bi. non xam nga solution yi dafay daal di global parce que dañuy poser problème mu élargissement des espaces de liberté maanaam ak yelleefu doomu aadama yi nga xam ne depuis les années 88 askan yi ñu ngi ko doon xeex pour ñu am liberté d'expression nga xam ni constitution bi moo ni ku ci nekk sañ na wax xalaatam ci bind ci image ak ci manifester sax su ko neexee te dara lu ko ci fekk digg feek mu ngi sàmmonte ak yoon. kon loolu ak yelleef bu constitution bi may ñëpp la te loolu dañ ko yàgg a xeex liberté individuelle yi loolu nag le régime bi commencé di naxsaayal ba léegi daanaka dara desutu ci man mii sax fekk nañ ma sama kër xaaju guddi ne dañ may jàpp mujj gi mujjul fenn donc yooyu yëpp muy ay comportement dictatorial yoo xam ne parce que nit ki li nga moom bu ñu ko foqatee loolu dictature la tudd. donc solution yi mooy delloo démocratie ci boy bi ci ni mu meloon bu njëkk parce que président Macky Sall dafa ñëw changer code électoral changer fichier électoral changer carte électorale carte électeur yu bees mu def ko changer li nga xam ni Sénégal d'accord na cëpp ba mu indi jàmm ba mu indi Ablaye Wade mi nga xam ni dafa bëggoon 3e mandat ñu gagné ko ci ay élections yoo xam ni moom moo ko organisé Macky Sall fi mu nekk nii kenn xalaatu ko gagné ci élections yu mu organisé digg feek changé wuñu fondamentaux yooyu fichier yi. liberté yi tamit gis ngeen Guy Marius Sagna dafa manifester palais laalul grille yi sax mais waa APR gis nañ leen fa ñuy yéeg ci grille yi dafa xeexoo ba police intervenir mais kenn inquiété wu ci kenn muy 2 poids 2 mesures gis ngeen Khalifa Sall ni ñu ko def folli ko d'autorité ci mandat député am folli ko d'autorité ci mairie Dakar condamné ko
alors que ay rapport ñu ngi épinglé tout le temps ay DG Port DG COUD et cetera chaque jour nga gis ay scandale ñu ngi naan sax mairie Guédiawaye jaay nañ ko 1 milliard te ka jaay mu ngi trempé woon ci ay scandale ñooñu dara leen ci fekk mais opposant bu yëkkati lu tuuti rek ñu bëgg a jàpp tëj bëgg a jël motif collé Ousmane Sonko dañ ko radier de la fonction publique dàq nañ la léegi fonction publique Guy Marius nee na bu génnee sax dañuy wax xool ñu ko dàq ci fonction publique donc yooyu moo jëmul kër yooyu mooy delloo Sénégal gannaaw parce que lii mosu fi am parce que lii dictature buy dox la lu ñu war a teel a arrêté la lu ñu war a teel a bañ la. kon da nga gis ni régime Macky Sall bi maanaam dafa nekk régime bi nga xam ne régime bu jaay doole la ñoom dañ lay jaay doole imposer la ko def li ñuy def te kenn du ci wax dara yow loolu nga gis. waaw wane nañu ni régime buy jaay doole la parce que moom bu jaaxlee rek wala mu bëgg a naxaate rek lay woote waxtaan mais lu mu bëgg da koy def ci doole gis ngeen fi parrainage bi dafa jël armée beeg gendarmerie beeg police bi yëpp suréquipé leen pour jàllale benn loi assemblée nationale. loolu du wane doole yéen a ngi fàttaliku 19 mai nit ñi manifesté nañu mais dafa mel ni fii état de siège moo fi am wala guerre wala dara ci benn loi bu ñuy voté te nee nañu dañ koy voté sans débat sax du ci am mujjewu ci am sax far kon loolu jaay doole la te mu ngi koy firndeel saa su ne ci yeneeni anam. léegi père yaa ngi wax affaire arrestation Guy Marius Sagna ma yaakaar naa ne loolu moo nekkoon sama laaj bu ci topp waaye tamit foofu noonu dafa am li nga xamante dama ko si def comme benn jàngat bu ndaw. Guy Marius Sagna bon arrestation dafa nekk li nga xamante ni moom da doon manifester mais booy xool li mu doon manifester intérêt sénégalais yi la waaye dafa néew ay sénégalais yi ànd ak moom pour def manifestation bi loolu est-ce que nekkul erreur. du question erreur. Manque de détermination wu askan wi la manque de détermination wu sénégalais yi la parce que nit bu jógee di xeex ak yelleef boo xam ni ñëpp ay bénéficier wu ci résultat yi kooku daf la woon yoon rek ni pour jot sa ak sa yelleef fii ngay jaar donc pour jot sa ak sa yelleef yoon baa ngi nii donc gii dañ ko waroon fekk si ci xeex bi parce que dafa xàll yoon donc ñun dañu waroon a jóg aussi comme moom ak ñi mu àndaloon dem fa mu demoon laaj la mu laajoon pour ñu wàññi njëgu courant bi parce que njëgu courant bi dañ ko yokk ci lu jalgati yoon bi nga xam ni UEMOA benn kuréel bu ëmb dëkk yu bokk CFA moo ko dogal parce que dafa am beneen kuréel seen biir bu tudd IRDE Institut pour la régulation de l'électricité bu dogal ne ci biir espace UEMOA kilowatt heure courant bi warul passé juróom benn dërëm 30 francs Côte d'Ivoire ñu ngi jaay kilowatt 50 francs donc ñoom ba léegi nekk ñu ci norme UEMOA yi sax mais ñun avant yokk bi mais ñu ngi doon jaayee 110 francs le kilowatt heure ci première tranche bi parce que ñetti tranche la donc 110 francs boobu nga xam ni jéggi na 30 francs yi nga xam ni juróom-benn yi nga xam ne moom la UEMOA dogal ñun ñuy jaayee ñaari fukk ak ñaar wax duñu dara ñu ni dañ koy yokk encore. loolu vraiment dafa jalgati yoon ba noppi dëppoowul ak fi Sénégal jëm parce que ñu ngi am gaz fii Gadiaga di ko jox sukk si mu ci defar courant bu ñu jaayee ciment au lieu ñu jox ko Sénélec dañ ko xañ Sénélec am nañ fi ay xeetu source de chaleur yoo xam ay combustible yoo xam ne mën na xamba ay centrale pour ñu defar ci courant yu mel ni tourbe mais gis nga centrale lu Bargny bi dañ ko diingal ba fi mu nekk nii mu ngi nekk à l'arrêt ñu ngi ko bëgg transformer au gaz mais Sénégal am na moyen produire énergie bu gën a yomb mais bu fekkee ne dafa jéggaani benn bateau turc boo xam ni centrale à gaz la centrale flottante di ko fay ay milliards par an bateau boobu di importer gaz bu ñuy wax méthane togg ko def ko courant ba pare jaay ko Sénélec jaayaat ñu ko naturellement courant boobu dafay cher parce que man waxoon naa ko fi laata bateau bi di ñëw mën leen ñu ngi luwee benn bateau boo xam ni centrale la léegi la ngay loué bateau boo xam ni central la doo ko moom da ngay jël sa alal di ci def ñi la wër di ci am contrat ak ñoom ñii di dugal gaz ñii di jaay Sénélec bokk ci mbuus mi li gënoon nekk intérêt réew mi moo doon nga tabax benn centrale à gaz benn turbine à gaz boo xam ni moomeelu Sénélec lay doon moomeelu Sénégal lay doon même bu ñuy jéggaani gaz di ko xam le temps ñuy jot ci suñu bos sax mais ñu def loolu mu nekk suñu moomeel loolu moo gënoon def 1200 milliards ci terre bi wala jël ay 40 milliards
di ko neexalee clientèle politique maa ngi bëgg a junj foofu ay bourse familiale yoo xam ne du mujj fenn donc suñu budget ëpp na quand même 3000 milliards par an waruñu tumuranke benn centrale à gaz boo xam ni weesuwul 300 milliards bi ci gën a cher 200 milliards à partir de 200 milliards mën nga am centrale à gaz turbine à gaz yu baax moo gën ngay fay 235 milliards at bu nekk te doo musa moom donc. voilà père dama dégg léegi nga wax benn wax bu am solo da nga ne Guy Marius Sagna dafa xàll yoon bi maanaam dafa xàll yoon bi comme que xàll na yoon bi léegi la moo war a nekk suite sénégalais yi. xam nga Sénégal dañu manqué leadership gis nga yoon wi Guy xàll ñiy rassemblé wu boole naa ci sama bopp muy aar lu ñu bokk muy ñoo lànk méthode bi warul toog xaar ñu ni autorisé nañ la nga doxee fii ba fee daal di tàccu wane say pancarte tasaaroo ñibbi loolu parade la am na ñu mu intéressé nag ñoo xam ne dañu fay dem pour ñu gis leen wala pour ñu tàllal leen micro wala pour afficher seen banderole mouvement wala parti wala dara wala sol seen effigie t-shirt pour ñu ràññee leen di xëccoo ci tribune pour am kàddu am na ñoo xam ne dañu bëgg a fës bëgg a visibilité bëgg a place au soleil te affaire bi c'est très sérieux affaire bi combat citoyen la war a doon bu ñu dajalee nit ñi war na am message bu ñu war a passer war na am leadership ñi fa nekk ci kilifa ñëw teew fa ak ñi fa nekk ci citoyen simple ñëw teew fa war nañu sentir ni ñii am na lu ñuy xeex waaye woote ay slogan libéré gi non à qui de l'électricité après ñu tasaaroo woy fa animé fa tàccu fecc loolu vraiment c'est pas très sérieux lii c'est un combat citoyen boo xam ne daf ñu war a jaral yoon bi Guy xàll ñu engouffré wu ci parce que Guy ba muy dem laajul autorisation arrêté Ousmane Ngom ñu ngi nekk di ko négocier au sein du dialogue national parce que nee nañ loolu dafay wàññi liberté doomu aadama kon Sénégal ñun suñu dëkk bi fii Dakar amul rëdd buur bu mu ñu war a tegal nit ñu fii duñ ko passé loolu ci xeex bi ñu war a xeex la bokk parce que ñoom dañuy def seen ay ñaawteef ba noppi ni kenn du ko fi wax ñu tëj la kaso loolu mooy dictature bi ñu doon junj sànq loolu nag bu ko ñëpp àndee bañ rek day sotti léegi. léegi gannaaw arrêté nañ Guy Marius Sagna mu xàll yoon bi tey jii nii yow lan moo ci nekk sa taxawaay. sama taxawaay mooy ñaawlu ko ba noppi woo nit ñi ñu jàll ci yoon woowu maanaam fa ñu daan fa ñoom fa ñuy bañ ñu manifester fa ñu affirmer ni ñun ci dëkk bi la ñu bokk ñu dem fa manifester fa comme waa APR ya demoon buntu palais te dara fekku leen fa bi fi Ablaye Wade nekkee dem si yàlla Sidi Lamine yal na yërmande yàlla wàcc ci kawam manifester na fi place de l'indépendance nit ñi dañ doon manifester Sandaga place de l'indépendance 23 juin biir Dakar la woon grille assemblée nationale lan la ñuy ragal ci loolu place Protet moo doon place de l'indépendance manifestation politique yu bëri foofu la doon am pourquoi léegi sous prétexte que dafa am ay points névralgiques centre-ville kenn waru fa manifester loolu fu ñu ko teg arrêté mënul féete kaw loi mënul féete kaw constitution tamit arrêté ministre moo koy jël loolu mënul tegu ci kaw constitution mënul tegu ci kaw loi parce que arrêté Ousmane Ngom bi baaxatul dàq nañ ko daaneel nañ ko màbbal nañ ko léegi ñun nañu jëfee loolu dem biir Dakar manifester mais doo gis fi mukk benn leader bu woote loolu dañu ne man de manifestation bu ñu autorisé wul du ma ci dem bu fekkee ni ñu war a jiite manifestation yi ñooy wax discours boobu mais kenn du leen topp ci loolu rek mooy problème bi leadership mooy problème bi. waaw père sama laaj bu mujj ci côté boobu noonu ci côté Guy Marius Sagna tey jii nii ku yëngatu état bi jàpp tëj nguur gi jàpp tëj nguuru Macky Sall ku yëngatu ñu jàpp tëj ku yëngatu ñu jàpp tëj loolu est-ce que baax na ci population. baax na ci population parce que dafa war a pousser nit ñi ñu jàngat ndax lii lu ñu war a nangu la jàpp ni Macky moo fi ëpp doole mooy buur mooy bumbi wala lu ñu war a taxaw temm xeex la parce que li ñu naan lu ëpp tuuru dana mës a ëpp te bu boobaa dana tuuru parce que tôt ou tard bañkat yi ñu doon bañ démb ak bërki démb ñu ngi fi ba tey de dañu gisul ñu leen topp rek man de ku jóg mën naa laa jiite mën naa jàll ci kanam parce que gëmuma ay parade ñu ne la fii ba fii ngay dox obélisque ba RTS 6 heures nga tas
yow balaa 6 heures sax nga gaawantu prise de parole yi pour ñu bañ leen a disperser loolu nangu nooteel la pendant ce temps que ñu denc ci kaso bi ñu denc ko ci kaso bi keneen ku wax ñu tëj ba noppi naan dañ lay dàq sax fi ngay liggéey mais loolu sénégalais yi génération bii laay wax li ñu nangu dafa ëpp. ñun suñu jamono amul woon internet amuñu woon opportunité de communication yi ay tract lañ doon bind dañ daan marche daaw ñu yëpp ci ay njaganjaay pour ñu dem ci ay manifestation mais léegi pour nit dem manifestation sax day lijjanti paas wala nit dañuy def ay car ay yooyu engagement boobu moo amatul engagement citoyen boobu moo amatul nit sa dëkk daf la war a jaral dara muy sa temps muy sa ñaq muy sa doole da la war a jaral dara. Père yaakaar naa ne foofu noonu indi si ay affaires yu leer nañ su ma jógee foofu noonu damay dem fi nga xamante ni loolu tamit si actualité la bokk muy que ni temps yii passé dañoo dégg ñu ne mairie de Dakar bon affaire bi dañ ko war a di def ay nomination yow loolu lan moo sa xalaat. sama xalaat daal mooy dictature bi ñuy wax léegi rek question boo ma laaj rek day doon firnde ci dictature boobu parce que loolu def naa ñun bi ñu juddoo ba léegi man maa leen mag. man bi ma juddoo ba léegi man gisuguma ko te le fait que ñoom ñu sañ ñoo génneel xalaat boobu rek yebel la ci ñun dañoo ñàkk fonk dañoo ñàkk respecté léegi nag mbéjum kanam boroom a koy fajal boppam léegi ñun nañu xaar ba ñu toll ci jëfee ko gis nga ñoom ñu ngi dem rek mais comme li mu la waxoon sànq bu ëppee foog mu tuuru te fi mu nekk nii dafa rembat nag te yëguñu ko nit ñi ñu ngi leen di déglu yaa ngi dégg démb rek ñu naan mairie Guédiawaye jaay nañ ko 1 milliard. loolu mooy fii dafa am benn famille bu fi nekk ak famille politique bu fi nekk boo xam ni ñoom daal lu mënul dugg ci xel est-ce que mën na dugg ci xel jaay nañu mairie 1 milliard Auchan ay tubaab est-ce que mën na dugg ci xel maire Dakar léegi dañ koy nommé parce que ñoom dañu njëkk ni léegi dañuy changer ni ñuy falee maire. léegi dañuy def suffrage direct ki nga xam ne mooy tête de liste léegi moom mooy nekk maire bi léegi conseil municipal dootul élire maire xam nga loolu dañu dindi prérogative conseil municipal ñu ngi koy bëgg a dugal ci code électoral dugal nañ ko sax presque validé rek moo des mais ñu dem ba ci biir ba tey loolu doyatu leen parce que ñoom bu ñu compétiree Dakar mënuñu gagner Dakar xam nañu mënuñu gagner Dakar ñu ni léegi président mooy nommé kiy jiite maire yi nekk Dakar yépp mairie de Dakar c'est un budget de plus de 150 milliards mairie de Dakar dara la nangu nañu mbalit mi ci moom nangu nañu ay prérogatives yu bëri ci moom même pour defar place de l'Obélisque place de l'Indépendance sax gis ngeen Diène Farba Sarr doon ko xëccoog Khalifa Sall mbalit aménagement place publique mais prérogative mairie la ay ministère du cadre de vie mooy lan ministère de l'urbanisme doy na et du cadre de vie mairie moo ko yore xam nga ñuy nangu seen ay prérogatives ndànk léegi loolu doyatul ñu ni léegi dañuy nommer ku leen di jiite loolu waa Dakar duñ ko nangu. mais père da nga wax tamit bu yéeme da nga ne ñoom nomination bi ñu ngi koy def te tamit yéen a ngi xaar pour à ce que ñu dem ba koy waaj a def est-ce que xaar bi bon nekk na li nga xamante ni lu gën. parce que boo xaaree ba ñu def ba affaire bi dal ba pare man yaakaar naa foofu dara mëntu fa deñ mais est-ce que combat bi warul commencer léegi nii. non pas que kenn du ko jiitu ci mbaram parce que ñoom dañu nekk ci état de sonde nit du ni am naa mbébét bii rek nga ni da ngay génn ci mbedd mi damm bant mais nit bu ñu nee jël nañu décret parce que xam nga loolu bu doon luy jaar assemblée la day nekk loi député opposition yi dañ ci def débat bu boobaa. nit ñi dañ mën a dem assemblée manifester ji ni loi bi du jàll parce que dina jàll commission ba pare jàll plénière ñu doog a voté am processus mais décret da ngay jékki-jékki rek yéeg ni signé nañu décret bi décret amul circuit bu muy jaar lu dul circuit administratif interne présidence alors léegi wala ministère bu mu touché par exemple des collectivités locales bu def rapport de présentation bi layal décret bi ñuy jël mais loolu bés bu ñu ko jëlee mais loolu duñ ko seetaan bu boobaa man maa ciy jiitu ca ñuy woote man du ma maire bëgguma nekk maire Claire Vision élection municipale du élection mais liberté ak démocratie yitteem la parce que genre dictature boobu bu ko président Macky Sall bëggee def bu jëlee décret bi
décret bi duñ ko sax attaqué devant la Cour suprême mais moom la ñuy attaqué devant le palais. waaw père yaakaar naa ni loolu am na solo trop buñ fa jógee dañuy dem fi nga xamante ni moom mooy maanaam livre Pape Alé Niang Pape Alé Niang dafa am benn livre bu mu bind récemment génnee ko mais ba mu génnee livre bi daf si jot plainte mooy ki nga xamante ni moom mooy DG kuddu bi moom moo ko plainte tey jii yow lan moo sa xalaat. waaw xam nga loolu dafa reelu sax sama frère Mamadou Moulbane génnee woon na fi une série d'articles ci journalam ak ay firnde yuy wane ni directeur du port dafa taq ci ay njuuj njaaj mais Cheikh Kanté dafa porter plainte Moulbane loolu il faut ñu koy fàttali te li mu wax yëpp firnde la te rapport wax na ko léegi Omar Anne boobu man li ma jaaxal ci dossier am gouvernement bi ñëpp koy défendre nee nañu bi ñu defee rapport bi may ñu ko opportunité mu tontu maa ngi koy gis ci communication kàngamu APR yëpp koo ci laaj télé mu ne la rapport bi de da ko waroon a may mu tontu du lu rapport bi wax rek loolu la firndewul ni moom dafa taq te Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk ñoom dossier yi ñu am ñun dañ koy am de dañ koy am rapport yi dañ koy tiim mën nañ la ko won li ci nekk xam nañ ko Pape Alé Niang xaruwul léegi nañu xaar plainte boobu dafay neex parce que day indi débat public bi 94 milliards yi du déggoon nga dañuy plainte waaw du ñee nañ xaar ba léegi coowul BBC bi mu ñëwee waa kër Aliou Sall dañu waxoon dañuy plainte du ñu ngi xaar plainte boobu ba léegi waaw nañu xaar rek ñu mais nañu dikk nag parce que effet d'annonce yi dafa doy nañu poser nañu yóbbu dossier yi tribunal ñu def ko plénière puis audience publique li war a leer avocat yi plaidé ñu xam fu dëgg bi nekk ñu xam ndax kii taq na wala taqul comme porté na plainte c'est bien. donc tey jii livre bi yow lan nga ciy wax. livre bi contribution la ci débat bi nga xam ni pour transparence la ci gestion bien publique du Sénégal en général ñu cité ci benn exemple de malgouvernance et de mauvaise gestion boo xam ni dañ ci surfacturé ay denrées yu war a dem université loo xam ne du Pape Alé Niang moo ko wax wala Clédor mais rapport moo ko bind rapport OFNAC ay enquêteurs attitrés ñoo ko certifié ba noppi transmettre ko procureur de la République encore une fois OFNAC du jébbal procureur benn dossier boo xam ne jarul toppee doomu aadama bu dee dossier bi jarul toppee doomu aadama dañuy def ay recommandations lii dëng na fii nii lañ koy joyantee lii bu ñu ko defee dina baax wala kii ni mu yoree baax nañu gërëm ko amuñu benn problème bu ñu ci gis mais bu ñu demee ba jox ko procureur mooy gis nañ ci lu jéggi dayoo loolu le livre bi feeñal loolu day poser débat public bi ci gouvernance nationale yii dafa baax ci réew par exemple lu nit ñi di ngun-ngune di lam-lame nga def ci communication livre communication la mu susciter débat ku nekk wax ci xalaatam parce que waa nguur gi aussi ñu ngi ciy wax seen xalaat ñu ngi naan waa ji mayuñu ko fu mu yekkee nakam mayuñu ko mu tontu ci rapport bi alors que rapport bi bouclé nañ ko wane nañu ni moom dafa bañoon sax tontu ji enquêteurs yi ba collaborateurs yi sax mënu leen bu leen tontu léegi ñoom bu fekkee ne loolu yëpp amul mais nañ dem ci yoon ñu xool fu dëgg bi féete parce que ñun dëgg bi rek la ñu bëgg a xam fu mu féete mais li bu wóor ba wóor mooy OFNAC ay caaxaan taxu ko jébbal rapport procureur waaw. waaw père si biir loolu noonu ba léegi ñu des si Pape Alé Niang Pape Alé Niang gis nañ ko dafa voyagé woon muy ñibbisi ba si suñuy information yu mujj dañoo ne ba muy ñibbisi maanaam da doon dawal oto mais dafa màndi woon ba mbëkk benn oto tey jii nii yow loolu moo sa jàngat Pape Alé Niang di dawal màndi. non loolu mënuma ko firndeel parce que attention loolu laa gis ci titre presse yëpp parce que màndi boobu moo doon dafa meloon ni comme benn objectif de communication léegi loolu man duma ci focaliser wu xam naa ni kuy déranger la te buñ ko amalee dossier duñ ko baal parce que man dama jàpp ni bu fekkoon ni dafa màndi loolu yoon da koy tere am na disposition code pénal boo xam ne mën na cee am ba 2 ans xaw ma 3 ans d'emprisonnement ferme ak ay amende loolu dama jàpp ni nguur gi bu ñu ko jekk woon ci loolu ñu baal ko dina ma yéem ñu bàyyi ko mu dem dina ma jaaxal kon man dama ciy maanu ci loolu mais xam naa ni nguur
day am taxawaayu xeex contre képp kuy sulli ay mbóotam wala képp ku koy weer da koy bëgg woon dooleem te président Macky Sall nguuram bi li ci metti te doy ci waar mooy justice bi la bëgg a def doolee boppam moo tax may ñaax jeunes magistrats yi ñu nekk Union des magistrats du Sénégal UMS ñoom ñaawlu nañu lool li nguur gi di immixé wu di dugal loxoom ca nañuy doxalee yoon kon ñoom tant que ñoom ñu ngi jël yoon di ko def seen doole ñu ngi teg dëkk bi ci instabilité institutionnelle maanaam banqaas yi yore dëkk bi muy yoon nguur gi assemblée nationale ku ci nekk dafa am cëram nguur gi bu bëggee jël cëru ñeneen ñi rek daf leen di naxasal te loolu baaxul ci réew. Père da nga wax bu am solo da nga ne léegi nii maam Pape Alé Niang da nga gis presse bi yëpp seen titre dañoo bind ni Pape Alé Niang il était ivre. yow d'après ces explications yi léegi man li ma si jàngat dafa mel ni yow gëmoo ni Pape Alé Niang dafa màndi woon. xam nga presse bi nañ ma baal presse bu ñi ci ëpp reprise la ñuy def du ñu dem vers l'information benn site day bind wala benn organe bind ñu reprendre ko ajouter ci seen commentaire du ñu def le travail journalistique bi nga xam ni moom la leen seen déontologie laaj plutôt du ñu def recoupement kon ka njëkk a lancé ballon de sonde bi bu amee ñu ko reprendre rek information am dem na donc loolu aussi dañ koy sóoraale ci liggéey bi ak njëkkante exclusivité bi am ci biir profession bi rawatina ci site en ligne yi presse en ligne bi loolu aussi day tax nit ñi parfois dañ leen di mën a induire facilement en erreur parce que du ñu def l'effort de vérification nécessaire donc li leer mooy nga dem ci avocat Pape Alé laaj ko wala nga dem police laaj ko wala nga dem ci Pape Alé ci boppam laaj ko parce que man dégg naa Pape Alé wax version am déglu naa avocat am bokkul ak li ma dégg ci presse bi est-ce que dama war a bàyyi li avocat Pape Alé wax wala li Pape Alé wax jàpp li ma njëkk a dégg ci presse bi wala dama war a confronter ñaari point de vue je crois que bu ko journaliste yi deful man sama esprit intellectuel il faut que ma segg loolu xool man lan laay jàpp ci wax ci loolu moo am solo. waaw Père yaakaar naa ni yow ku ñu sonal nga yaakaar naa ni yow gars yi dañ laa sonal te gars yi bàyyiwuñ la te sànq sax si biir waxtaan yaa ngi koy wax mais comme que dañ la sonal temps yii passé maa ngi dégg ñu ne dañ laa agressé yow sa agression bi naka nga ko ñu mën a expliquer naka nga ñu mën a expliquer sa agression. non c'est-à-dire xam nga ñoom parfois dañuy soxla ay renseignements ci yow bu ñu xamee ni yaa ngi ci dara dañuy bëgg am lu leen ci gën a leer parce que parfois fi nga jëm duñu bëgg nga àgg fa te seen xaalis mënu laa changer loo seen xoqatal mënu laa dëppaloo léegi ñoom dañuy bëgg a xam foo jëm parce que olof nee na bu ñu xamee foo jëm mën ngaa bañ a àgg man du ma ne doo àgg de mën ngaa bañ a àgg mais man incha allah ñoom yaakaaruma ni dinañ ma mën a tere àgg donc loolu du guleet lañ ma ko def te man loolu dérangé wu ma parce que sama téléphone du ma ci bàyyi lu sensible parce que xam naa ni mën na jóge sama loxo saa su ne mën na dem ci loxo saay-saay tamit saa su ne te man dama def informaticien la 1986 laa am diplôme d'analyste programmeur 1986 donc boobu micro informatique amagul woon donc xam naa le minimum de disposition yooyu jël pour protéger say données pour crypter say données sax pour sàmm say données ba nga xam ne kenn du ko mën a jëfandikoo ku dul yow. fan lañ la agressé ak yan heure la. timis 19h30 fii wetu gendarmerie bi ci 2 voies frontières bi fekk maa ngi nekkoon ci arrêt bi ak ay nit ay 5 personnes ñaari nit yore moto ñëw yéeg ci trottoir bi sens interdit romb ma nii xoolante nañu sax après ñu avancé dem ba 30 mètres taxaw foofu toujours ci kaw trottoir bi def nañ fa 15 minutes di xaar parce que loolu yëpp après dafa dikkaat sama xel moo tax mu leer ma ni ñii duñu ay sàcc ordinaire donc def nañ fa 15 minutes di xaar bàyyiwuma leen xel man yéeguma sax ba ñu wàññeekoo ba doxi ma gannaaw te pourtant am na sama wet ku yoroon portable am di ko manipuler man tam maa ngi doon wuyu amul benn climat d'insécurité bu amoon foofu parce que nit ñaa ngi fi woon fees dell guddiwul woon man ñu ñëw sàcc jaral ko mu jël risque boobu yëpp pour jël sama benn téléphone boo xam ne du sax téléphone bu am valeur marché baa ngi fees dell nga xam ne bu ñu la yoxoo sàcc bu ñu la jàppee foofu sa bakkan xëj na ci carrefour bi alkaati mu ngi fa monté yow yaa ngi remonté sens interdit yéen ñaar ñëpp kenn solu ci casque te du ñu ay jeunes nag ils sont bien bâtis ay adultes lañu
loolu moo lay won ni duñu ay sàcc ordinaire parce que man loolu laa jàpp renseignement li ñuy wut loolu laa jàpp man loolu kenn mënu ko dindi sama bopp nag mën nañ ni aw ma ci firnde mais man loolu mooy sama gëm-gëm nit ki mënuñu ko tere gëm li surtout que man xamante naa ak ñoom mais ñoom ñëw nañu sama kër nii dañ may jàppate mënuñu ma wax lan lañ may jàppee luñ may guddi mais loolu pourquoi loolu est-ce que mën nga comprendre loolu. benn nii bi ay 13 personnes ñëw ñii sol ay gilet pare-balles ñun dañ lay indil convocation gilet pare-balles te amul benn motif bu ñu la collé après ñoom ñu ñibbi loolu pexe bu nax saay la kuy def loolu mën na def lu nekk léegi nag fan yii di ñëw maa ngi jox Sénégal yëpp rendez-vous parce que man dañ may tooñ parce que man ba léegi waxaguma ak nguur gi man sama communication askan bi rek laay waxal askan bi rek laay waxal mais ñoom dañ maa bàyyiwul ci sama jàmm te man tooñu ma leen comme que léegi noonu la man est-ce que dama war a toog di xaar seen pexe di sotti ci man est-ce que dama war a toog di xaar toujours ñu may fexeel wala ñuy débarquer sama kër wala ñu may jéem a coller motif bu yàggee lambay ñaaw donc léegi dañ may obligé ma def la meilleure façon de se défendre la meilleure façon de se défendre c'est d'attaquer kon léegi dinañ ma teg ci dynamique offensive dina am beneen posture dina am taxawaayu xeex à partir d'aujourd'hui dina obligé am taxawaayu xeex parce que ku ñu sës ci mur bi nga sàkk pexe dañ ma sës ci mur bi fu mu nekk nii kon dem seen kaw rek moo ci des. waaw père am na solo lool man yaakaar naa ne waxtaan bi nekk na waxtaan bi nga xamante ni ku ko dégg si mbokk internet yëpp dina la apporter lu bëri te tamit dina la amal njëriñ waaye père ci kaw loolu noonu rek man yaakaar naa ni tey ci nii mënuñu fi jóge comme que yow borom bagage nga yow da nga yor ay dossier dañuy jékki-jékki rek gis la ngay génne ay chiffres di génne statistique di wane ni pétrole bi fii la gaz bi fii la tey yow ban information bu soo boo xamante ni yor nga ko bi nga xamante ne bëgg nga ko partager ak mbokk internet ak mbokk sénégalais yëpp. waaw am naa ci bu am solo boo xam ne dina yéem sénégalais yëpp te loolu moo tax sax ñuy wut information ci man parce que bëgguñu ma àgg loolu yéeme na yéeme goo xam ni te ay kàngam ci nguur gi ci ñi gën a kawe li ci seen loxo taq loolu du ma ko mën a joxe exclusivité damay yemale ñëpp convoquer conférence de presse ci fan yii di ñëw organe bu nekk ma pareel le dossier bu ngeen ñëwee ci salle bi ku ne ma jox la sa chemise jox la support électronique looga communiquer ci loolu ubbi question yi seen nopp dina dalu incha allah. père ñamal ñu si tuuti père. waaw loolu ay xeetu jalgati ak saax-saaxee alal gi ñëpp bokk la rek boo xam ni dama ci am firnde yu leer ba àgg ci naññ sax boo xam ni dama ko bëgg a teg ci loxo presse sénégalaise bi. maanaam alal bi nga xamante ni alalu réew mi la ñuy jël ko di ko saax-saaxee mu demee boor. waaw sàcc ak ger en général. sàcc gi. waaw dama jàpp sàcc. waaw loolu nag yaakaar naa ne nekk na li nga xamante ni moom mooy kàddu bu mujj si sunu waxtaan ñun ak ki nga xamante ni moom mooy sunu père sunu grand sunu lépp muy Clédor Sène wax dëgg yàlla entretien bi def nañ lu nekk waxtaan woote nañ envoyé nañ message def nañ lu nekk pour def entretien bi ak moom mais moom dafa xawoon xat ba mu disponible wax dëgg yàlla tey juluñu bunt yi dañ ne amul benn problème bu ngeen ñëwee rek man maa ngi fii kon mu nekk li nga xamante ni maanaam geste bu noble mu nekk geste bu mag su ñun parce que tamit lii ñëpp buñ koy def man yaakaar naa ne Sénégal dina soppeeku surtout si côté démocratie parce que ñun genre yi lañ soxla ñi nga xamante ni dañuy wax dëgg ñeme ko ba pare fi nga xamante ne fa la safee ñu defee ko foofu sans violence nag donc mu nekkoon waxtaan bu am solo ma lay laaj père Clédor Sène yow la mooy sa dernier kàddu si entretien bi. waaw yaa ngi may fàttali sax ni yàgg nga bëgg jotaay bi. mais yàlla mu ngi koy dogal parce que yàlla xam na ni du bañoon leen recevoir mais ay xat-xat ak ay ñàkk moom sa bopp rek la sànq bi ngay ñëw sax jot ci man ci téléphone bi jafe woon na lool noonu laay dundee mais heureusement que ngeen comprendre ko noonu
li may xalaat ci jotaay bi mooy di ko rafetlu rek rafetlu jotaay bi parce que def nañu benn li ñu wax round up tour d'horizon de l'actualité te def naa man sama xalaat rek laa ci waxuma ni li may wax yaqin la wala alxuraan la wala bible mais sama gëm-gëm laa wax ak sama gis-gis